salaamaaleykum mbokku sénégalais yi maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax tey nag dama ñëwoon ngir wax ci Sénégal suñu réew la ñun ñëpp ñoo ko bokk man sénégalais laa ñi ni may seetaan xam naa ñu bëri ci yéen ay sénégalais ngeen moom ay mbir yu doy waar mi ngi xew suñu réewu jamono bi ay mbir yu doy waar ci côté politique ci côté diine ak yeneen ak yeneen li tax ma wax nag du leen lu dul arrestation ki nga xam ne moom la ñuy wax Assane Diouf moom benn waayal boo xam te ni États-Unis la nekkoon ba yàlla def ñu delluwaat ko réewam mu continue def ay vidéo di saaga man nag li ma ci wax du sori donc defoon naa benn vidéo bu yàggul benn article ndax man journaliste la maa ngi Paris article bi ma ko defee wax naa ci sama xalaat xam naa ni Assane Diouf nit la ko xam ne day wax opposant la waaye nag derrière lui y a des manipulateurs am na benn xale bu jigéen bu muy àndul xaw ma turam sax jëm ma ko xam ak ñeneen ñoo xam ne xëy na ñoom ñoo koy sos muy wax ay mbir yoo xam te ni sax xëy na sax moom ci boppam xamu ko donc des fois day dugg ci ay sujets yoo xam te nga xam ne kii il s'attaque à des sujets qu'il ne maîtrise pas mi ngi wax mais xamul sax li muy wax. Bu yàggul nag yaakaar naa ni matagul 3 jours ñeent wala juróomi fan lay doon xam naa ni bu ko matee dañ ko jàpp actuellement nii su ma juumul mi ngi dikk dañ ko jàpp te li tax ñu jàpp ko mooy que ni dafa am benn kilifa diine bu nekk Sénégal bu mu amal problème. En tout cas dafa poser benn question boo xam te ni man jàpp naa ne c'est une question légitime te képp kuy sénégalais itam juddoo Sénégal màgge Sénégal di fay ses impôts am nga droit itam poser des questions laaj xaalis bi fan la jógee yaakaar naa foofu la problème bi commencé. Bi mu ko defee am ay gars yu ñëw këram attaqué ko ba yàlla suñu borom def mu woo police ñëw jël si ko d'après version yi nga xam te ni man moom laa jot. Jàpp boobu itam am na polémique bu rëy bu ci am ndax am na ñu bari ñoo xam ne ñu naan woy Macky Sall nii Macky Sall naa yaakaar naa ne jàpp bi ñu jàpp Assane tëj ko ci kaso bi sax moom mooy jàmmam ndax xëy na bu ñu ko defloon loolu gëm naa ne ña doon ñëw ci këram pour agresser ko danañ ko rey. Voilà li may xalaat ci loolu nag man sama point de vue laa joxe rek je suis un sénégalais comme tout le monde xam naa ni bëriwuma xam-xam ku ñàkk xam-xam la li may xalaat mooy dama yaakaar ne ñun on est dans une situation ba nga xam te ni man je ne reconnais plus le Sénégal reconnaître ma ko xamatuma sama réew man maa ngi ñëw France en 2010 bu ma fay ñëw la situation était déjà pourrie donc ku xam Sénégal xam ne yàgg mbirum politique moom yàq na réew mi depuis longtemps waaye li ma gis jamono bii nii man daf ma sax yéem on est dans un état où l'état de droit n'existe plus état de droit amatul Sénégal comme neex def lu la neex et li gën a dangereux mooy heure bu citoyen jógee poser des questions sur les vrais problèmes du Sénégal gars yi jóg daal ci kawam tey jii on a un lobby maraboutique wax naa ko ñëpp di ma dégg nëbb mu ci dara def naa benn article sama site internet le courrier-du-soir.com man maay borom man maa ko moom def naa ci article wax ni y a un lobby maraboutique bu existe au Sénégal boo xam te ni ñoom ñooy mettre en otage le pays Sénégal bu tardé tey ñi ko tardé ci lañ bokk Sénégal bu nekk ci situation bi mu toll nii tey ñoom seen loxo daf cee nekk ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo sos tarixe yooyu ñuy wax ay nit ñu baax lañ ay wàllu yu mag lañ yoo xam te ne bi ñu nekkee Sénégal dund nañ ba génn àdduna mosuñu leen dégg ci politique mosuñu leen dégg ci lu bon mosuñu leen dégg ci saaga ñoom seen lépp dañ koo jébal yàlla suñu borom léegi nag ñi fa nekk nag jamono bii nga xam ñoom ñooy tuddoo ay sët ci tarixe yëpp lay wax tarixe yëpp ñooñu moom jamono bii nii la seen maam ya bàyyi woon ñu ngi koy commencé di yàq parce que nekkatuñ ci leneen lu dul politique wut xaalis. wax naa ci sama article ne Sénégal réew la moo xamante ni état bi deful liggéeyam ndax bu état bi doon def liggéeyam tey du njëkk si fi njëkk si gis nañ ay maraab yoo xam ne dañuy jox ordre seen talibé pour ñu voter pour telle personne te talibé bi yaa ngi koy voté loo ko xam te ni moom bu sañoon sax kooku du toog lan moo tax mënoo bàyyi sa talibé mu war ko neex ak lan moo tax maraabu toog talibé yëpp war ko mu jël parole ne dama bëgg ngeen voté diw ba pare bu dëkk bi mettee nga ni noo dëkk bi doxal dugg na fii génn fi bu ñu la joxe xaalis nga noppi. man damaa yaakaar ni sama xalaatu bopp que situation bii ni ñu nekk nii bu arrêté wul gëm naa ne ci guerre civile lañ jëm ndax jamono bii ñu toll nii la population est fortement divisée est très fortement divisée on n'est plus dans un état de droit lu waay neex def ku jóg wax loo xam te ni neexul kilifa diine yi ñu yabal ay taalibe ñëw sa kër saccagé ko ray la te du mujj fenn am na ay kilifa diine yoo xam ne rey nañu ay nit Sénégal te mujjul fenn. du wuyoo ay turu sëriñ yoo xam ne ñoom seen bopp sax ña ñuy wuyoo ñooñu sax paalewuñu leen bëgguñu sax ñoom ñu wuyu leen waaw te li ma ci jaaxal mooy képp koo xam ne yaa ngi jóg ngir wax joxe sa point de vue ñu ne waa ji dañ ko fay xaalis pour mu yàq diina ci def naa ci article barki Dembo Ndiaye te bi may jaxal sama article wax naa ne
kenn fayuma man kenn fayuma maa ngi Europe nekk France di def sama liggéey di seetaan bu baax di xew ci Sénégal nekk un patriote gëm sama réew waaye li ma wër ba wër vidéo yi may def nii am na ñoo xam ne bu ñu ko gisoon tey léegi dégg nga dégg ñu ne moom waa ji da ngay waar dañ ko fay xaalis pour mu def li muy wax pour mu wax li muy def dañ ko fay xaalis kenn fayuma xaalis dañoo nekk ci société boo xam ne nit ñi dañuy commencé di ubbi seen i bët ku gis réseaux sociaux yi léegi ni ci vidéo yu bëree ñëpp a ngi def vidéo sénégalais yëpp ah Assane Diouf commencé wu ko Assane Diouf xëy na moom moo ci gën a fës mais avant Assane Diouf am na gars yu bëri doon def vidéo di wax seen xalaat ku ne yaa ngi def vidéo di wax sa xalaat te boo xoolee tey seen analyse yi ngay seetaan yëpp c'est des analyses qui sont très pertinentes ndax am na ñu bëri ñoo xam te ni ils commencent à remettre en cause la famille maraboutique sénégalaise parce que xam nañ ni fi leen kilifa diine yi nar a jëmee coow lu rëy la naa indi waxuma ko pour ñàkkee teggin wala ñàkkee kersi comme xam-xam ne jullit la damay jullit damay jàpp damay woor te ku am respect laa ci kilifa diine yi nekk Sénégal ndax am na ñu bëri ñoo xam ne la seen maam liggéey samay maam liggéeyuñ ko am na ñoo xam ne ay wàllum leen dund nañ ñaanal léegi ñu gis ko léegi waaye am na ñu bëri ñoo xamante ni dama yàlla bàyyati ma dañuy mbubboo ay turu di wala turu di waaye duñ dara te nag loolu sénégalais ñu koy commencer di comprendre il faut état bi jël ay responsabilités mettre de l'ordre dans un état qui n'est plus normal le Sénégal est un état qui n'est plus normal kum neex def lu la neex kum neex wax lu la neex kum neex yow fajar ne woote leen diw wala woote leen diw te ñi ngay wooteeloo ay citoyens sénégalais ñoo xam dañuy fay impôt ci réew mi tous les mois tous les jours ñu ngi fay seen impôt di dang-dangi nga xëy nañ kii ngeen di wooteel kii moo baax kii baaxul lan moo tax kilifa diine yi am maqaam bu tax ñu war a jël décision à la place des citoyens damay jox exemple bu ndaw rek boo xoolee réew yi ñu nekk tey ñun muy France wala États-Unis wala Angleterre wala Espagne wala Italie dafa am lu ñuy wax séparation entre diine religion et le pouvoir te ñoom bañ ko defee ci la ñu am jàmm bañ jëlee diine te ko palaasu diine ne ko yéen di wax église bi yam nañ seen église te noppi politique bi réglé si mbirum politique boobu la ñu am jàmm gisoo tey benn prêtre tey wala benn homme d'église bu mag boo xam tey nii mi ngi am doole ci réew yi may lim yi léegi muy États-Unis wala Italie wala Espagne wala France amul du mayuñu leen ko sax parce que ñoom dañu naan ne yéen ci mbirum diine nga nekk yam nañ seen diine te noppi bu la ñu sonal politique bi ñu bàyyi ko ñi xam ne mooy spécialiste politique boo demee Italie tey Vatican li muy am doole yëpp Pape François XVI xaw ma ni ñu ko waxee le Pape François li muy am doole yëpp mënta fexe ba influencer la politique du gouvernement italien te pourtant ku am doole Vatican c'est un état dans un état Vatican dafa am armée am Vatican dafa am gouvernement am ci biir lépp waaye li ñu am doole yëpp amuñ benn lien ak le gouvernement italien parce que dañoo jàpp ne Vatican religion moo ko tax a jóg kon day am ci mbirum religion Sénégal nag waxuma ne diine tarixa yi wala sëriñ yi dañoo war a yem rek ci mbirum tarixa war a yem ci mbirum diine ay citoyen lañ comme tout le monde war nañoo bu Sénégal nekk ci situation ñu jóg wax war nañu bu situation nekk ci problème ñu jóg wax waaye nag li ma gis man jamono bii nii ça n'a absolument rien à voir avec li nga xam te ni moom la Sénégal doon xaar ci ñoom ñu ci bëri dañuy politique carrément yàlla moom ñi ciy wax bëritul boo demee ci jàng yi wala nga dem ci gàmmu yi wala nga dem ci màggal yi wala leneen ak leneen li ñuy wax ci politique moo fu lu ñuy wax ci yàlla te buñ xëyee ne on est dans un pays musulman ko ci wax mu jaare naafeq ñun on est dans un pays boo xam te ne alhamdulilah Afrique mi ngi toj mais ñun tojuñ ñun nag ci toj lañ jëm Afrique yëpp am jaar nañ ci guerre civile jaar nañ ci xeex rayante ñun bu ñu defoon daan ci loolu lañ jëm te kenn duñu dugal ku dul suñu kilifa ñu am tey gouvernement yi nga xam ne moom la ñu am ñun c'est des gouvernements yoo xam te ni kenn xamatul ñu liggéey gouvernement yëpp la muy Macky Sall ak Abdoulaye ñoom yëpp kenn defatul ci sa liggéey ni mu waree problème bi nga xam ne moom la ñu am dëgg mooy un problème social le Sénégal est un pays qui est malade dafa feebar parce que ñi ko waroon a faj ñoom ñoo gën a feebar ñëpp muy kilifa diine yi muy gouvernement yi li ma gis man tiital na ma trop te gëm naa ne bu takkul ñun ci guerre civile lañu jëm beneen phénomène bi may wax tey mooy la prolifération des médias maa ngi sant yàlla trop nekk ci réew moo xam te ni Sénégal lañ koy tuddee ñu gis médias yi di yokk am na ay site internet yu bari yoo xam ñu ngi koy créer ces dernières années loolu dafa am solo ci am réew kon mi ngi wane dafay parce que day wane ne réew mi ngi commencé di am liberté d'expression nit ñaa ngi commencé nekk di créer seen médias di wax te boo xoolee vidéo ci YouTube yi nga xam ne wax dëgg yàlla sénégalais yi xaw ma lan lañ manqué waaye manqué wuñu liberté d'expression am na vidéo yu bari yoo xam ñu koy def ñu ngi fii France am ñoo xam ñu ngi Canada am ñoo xam ñu ngi biir Sénégal def seen i vidéo di publier ci YouTube bi ñëpp di ko seetaan képp koo xam ne yaa ngi wax loo xam te ni saaga woo wala defoo dérapage amoo benn problème ak justice képp koo xam nga def dérapage saaga wala nga appelé à la haine raciale wala yu demee noonu justice teg sa loxo ci sa kaw waaye li nga xam moom laay déplorer ci mbir moomu mooy que dafa am ay médias yoo xam te ni franchement man jàpp naa ni dañ leen war a sàqal pexe tëj leen du lu ma neex ndax du journaliste la
donc man gis ay médias yu leen tëj du loo xam ne moom laa bëgg, ndax dans un pays démocratique kenn du tëj média. waaye nag tout est permis ne veut pas dire que rien n'est interdit, comme disait Albert Camus. ku may lépp nga jël lépp ni ko wolof di waxee, boo defoon ndànk ñu dab la. xoolal tey vidéo yi ñu def ci YouTube bi, damay jël le cas d'affaire de Assane Diouf récemment bi nga xam ne moom la am problème yi nga xam ne moom la am ak sëñ bi. boo xoolee problème yi nga xam ne moom la am ak sëñ bi, jëlal vidéo yi nga xam ne moom def ci YouTube, xoolal titre yi ñu ci def. Assane Diouf saaga na sëñ bi, Assane Diouf def na lii urgent, nga gis ko xam ne def urgent 2 points. Assane Diouf fen bu rëy boo xam te ne ça n'a rien à voir avec la vidéo. li muy wax moom titre bi mu titre li vidéo ak vidéo bi ça n'a absolument rien à voir. waaw nga yaakaar ni réew moom média yi ci nekk ñooñu war nañu mën a bàyyi ñu continuer def seen liggéey. média moom ak mensonge ñoo yàgg ànd. le média mensonge ça a toujours existé. journaliste moom ci fen la mës a nekk. d'accord donc loolu moom kenn mënuñu dara, toujours nga joxe information boo xam te ni da nga koy joxe xam ne carrément li nga joxe du loolu, nga xoolaat ko ak donte nekkul ñëpp a koy def. am na journaliste yu sérieux yoo xam te ne ñu ngi def seen liggéey. waaye Sénégal moom yaakaar naa média yi fa nekk du mën a ñoom ñëpp ay fenkat lañ de, waaye fenkat yi bëri nañ ci trop. te loolu yëpp pour am ay clic la. man ci laay liggéey, journaliste en ligne la. bu article bi amee clic yu bëri rek da ngay am xaalis bu bëri. bu nit ñi ñëw cliquer sa article rek da ngay am xaalis bu bëri. boo defee vidéo tey, vidéo boo ko publier mu def 10 000 visites daf lay rapporter xaalis bu bëri. donc da ngay jël benn titre boo xam ne c'est un titre sensationnel, fen ci fen bu rëy ñëpp cliquer balaa yu mat 24 heures, bala boo ko defee tey ci talaata ji balaay àllarba nga am au minimum 50 000 clics, 100 000 clics, 200 000 clics mu rapporter xaalis bu bari nga tëdd sa nekk dina la fekk ay fen yi neen nga def. waaw ak loolu nag nan lañ ci mën a amee un développement am réew bu fekkee ñi nga xam ne ñoo waroon a yar nit ñi muy les journalistes, ñoo nga xam ne ñoom ñoo waroon a informer nit ñi, ñoom ñooy fen ay fen yu rëy di créer doo xam ne dara amu ci, mais nan la réew mi mën a avancer. Sénégal dañoo am une crise journalistique. journaliste Sénégal dafa am problème. man mi di wax ak yow damay publier samay article sama site toog 10 minutes 15 minutes ma dem xool ci Sénégal yi gis ñu publier sama article. am na sites yu bari yoo xam ne dañuy jël des articles du Courrier du Soir di ko publier ci seen site te duñu am ak man benn partenariat. am na ñoo xam ne am nañu man partenariat, donc am nañ droit jël, mais am na ñoo xam ne amuñu man benn partenariat. damay publier rek def ci YouTube bi rek wala ma def ci Facebook bi rek, suba ma gis gars yi yépp du jël sama article dugal ko. bu paree am na ñoo xam ne sax amuñu sax honnêteté intellectuelle, parce que boo jëlee liggéeyu jàmbur bu fekkee tu es honnête intellectuellement da nga koy citer. sinon da ngay def plagiat. boo defee des études universitaires dañ wax plagiat mooy ki nga xam ne day jël livre jàmbur copier coller ñëw ne moom naa ko bind fekk bind ko. dañ soo xam ne day jël sama article du début jusqu'à la fin, du ci sax def le site du Courrier du Soir à la fin ne kat maa ngi jëlee article bi ci le Courrier du Soir. non da koy bàyyi noonu. ñëpp yaakaar moom moo ko bind fekk moom bind ko keneen ko bind. damay rayante pour def ay articles yoo xam ne c'est sur la politique internationale, sur Donald Trump, sur les États-Unis, sur l'Espagne, sur l'Italie, sur le Sénégal, sur l'Afrique. articles yoo xam ne ñëpp a koy coow. di rayante damay toog sama ordinateur pendant 1h30 2h di chercher information pour bind article. yow nga bind ba pare benn waaye ñëw en 5 minutes jël li nga bindoo di publier système ëppale sax le nombre de vues. ça me dérange pas, comme neex ñëw sama site jël loolu neex man amu problème ci côté boobu. waaye doon na rafet boo jëlee nga cité. loolu parenthèse bu ma tijji woon rek pour wax ne y a un problème dans ce pays. bu fekkee état bi xamatul lu muy def, parce que l'état est totalement désaxé, parce que état bi moom yaakaar naa il est complètement dépassé par les événements. il a les mains liées, il est dos au mur, xamatul lu muy def. deuxièmement ñi xam ne ñoom ñoo waroon aider état bi mooy les kilifa diine, les marabouts yi nga xam ne ñoo waroon nekk Sénégal di jouer un rôle de vecteur, di xool nu ñu joxe ba mën a tabax ay pont, nit ñi di nekk ci jàmm di kaf di ree di waxtaan di boole Sénégal. ñoom ñooy diviser Sénégalais yi. on a un problème. dañoo nekk ci réew mu doy waar boo xam te ni boo gisee tey li xew tey Sénégal, problème Assane Diouf ak yeneen problème yi am, da ngay sentir ne y a quelque chose qui va se passer. lan mooy xew nag yàlla suñu borom rek xam, man xaw ma. waaye li nga xam ne xam naa mooy bu état bi réagirul yaakaar naa ne ñun fañ jëm du yoon. ndax bu dee réew moo xam ne képp ku jóg yaa ngi ne da ngay poser question laaj ñu yabal ay nit ci sa kër pour duma la, pour rey la, pour taal sa kër, yaakaar naa ne on est dans une république bananière. te loolu moom bu fekkee moom moo nar a am Sénégal, ñun on est mal barré, on est très mal barré. am na kilifa diine yu bari yoo xamante ne tey ji yaakaar naa ne ils rendent pas service à la nation. ñooñu tey bu Sénégal tojee ñoom ñoo ko waral. gëmuñ lu dul politique ak jaxase, waaye duñu wax mukk ci yàlla, duñu wax mukk li nga xam ne moom la seeni maam yi bàyyi woon. man nag simple citoyen la, bu dee wax ji am na loo xamante ne ñaaw na wala rafetul, maa ngi koy jéggal bu baax a baax. yaakaar naa ni li xew Sénégal moom tiital na ma trop. voilà tiital na ma trop ba tax ne yaakaar naa ne képp kuy Sénégalais ba nga cee mën a def vidéo, même bu dee 5 minutes la sax wax sa xalaat, ñun ñëpp ñu ànd jéem a liggéey réew mi mu avancé. parce que nag man wax dëgg yàlla li may gis depuis la France
muy xew sama réew man dëgg daal dalal sama xel te koo ci dajal France mi ngi jaay naa fekk naa non ñun moom ça va alhamdulilah on est dans un pays démocratique amuñ benn problème lépp a ngi ci jàmm waaye boo demee Sénégal gis gars yi la ñuy dund ak conflit yi nga xam ne moo am ci diggante confession yi confréries yi da nga xam ne dëgg-dëgg on est dans une situation extrêmement calamiteuse voilà fi mu toll nii moom franchement yaakaar naa ni il suffit juste benn problème bu ndaw pour Sénégal tàkk benn problème bu tuuti rek bis bu amee rek yaakaar nga ni Sénégal ndax gis nañu ak kaw Assane Diouf déjà ni mu commencé yëngal dëkk bi bu beneen Assane Diouf amatee wala ñeneen ñu mel noonu rek Sénégal de daal di nekk situation bu doy waar je n'ai rien contre Assane Diouf dama ko wax mu leer man aw ma benn problème Assane Diouf bi mu defee commencé def saaga yi noonu saaga contre le gouvernement depuis Paris et depuis New York ak contre les autorités politiques damaa def sama article ne kii kat dëgg-dëgg du ku ñu jàppale ndax man opposant dama bëgg nga amee argument mel ni ñoom Nelson Mandela mel ni ñoom Martin Luther King mel ni ñoom Malcolm X ñoo xam te ni même boo leen bañee itam da nga xam ne dëgg-dëgg am na yàlla lu mu def ci ñoom ci xam-xam waaye koo xam da ngay yeewu taal sa ordinateur di saaga ñëpp ba des fois sax da ngay jaxase doo xam ña ngay saaga man kooku jàpp naa ne du opposant du ki nga xam te ni moom lañ war a jàppale pour mu yëkkati suñu réew kanam waaye nag bi ma amee problème ak marabout bi man ma seetaan vidéo dégg la mu wax yëpp gisuma ci leneen loo xam lu niroog saaga la dafa posé question te question bi mu posé am na Sénégalais yu bëri yoo xam tey bëggoon nañu ko posé te ñemuñ ko woon a posé yaakaar naa ni bu ñu demee ba mënuñoo laaj nag juste parce que y a une barrière bu tax ne kenn waratul mun laaj wala kii moo war a laaj keneen waratul laaj te ñu ñëpp ñu nekk ay Sénégalais bu guerre amoon tey ñu ñëpp dañ ñoo jóg dem guerre yi yaakaar naa ne am na problème am na Sénégal donc loolu laa amoon ci li may wax man nag Sénégalais laa dëkk Paris nekk journaliste nekk étudiant damay wax ci lépp def naa ay vidéo yoo xam ne en espagnol la ci situation Espagne damay wax ci France damay wax ci li xew ci àdduna bi yépp donc sama réew itam bu nekk situation rafet na en tant que citoyen ma jóg wax ci sama xalaat te itam maa ngi tàll sama loxo Sénégal yépp mën ngeen ma contacter par mail ñu gën a yokk débat bi gën a def débat bi yaakaar naa ne Sénégal yi nekk yépp war nañu mën a toog waxtaan gën a xamante xool nu ñu def ba jàppale suñu réew di lancer tamit un message aux gens de la diaspora ñi nga xam ne ñu ngi à l'extérieur du Sénégal parce que ñoom itamit bu Sénégal tàkkee ñu ko taal tamit ci lañ bokk ndax gars yu bëri fi mu toll nii boo leen ne dem nañ ñibbi Sénégal bokk ñu doxal réew mi ñu la non man du ma dem parce que dëkk bi da ngay waaru quoi doxul te fii la ñu tekk di xam ba di inventé fen yu rëy yoo xam te ne dara taxawu ci pour yëngal Sénégal Sénégal yi nekk diaspora am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla gars yi am jom lañ ñu am dama leen wax gàcce ngalaama mais am na ci ñu bëri ñoo xamante ne nii dañ naan ma dama gëm Sénégal te ñoom seen bopp bu Sénégal tojoo ñoom ñoo ko toj gëmuñ dara man moo tax su ma gisee vidéo yi ko xam da ngaa nekk Sénégal di kaas dama lay fan même bu fekkee li ñuy wax neexuma sax damay xam ne kii au moins réewum la nekk di kaas waaye dafa gis ko xam te ni day nekk États-Unis wala Canada wala France di saaga sëriñ yi di saaga gouvernement bi di saaga ñëpp waaye boo nekkoon tey jógal bokk di doxal sa réew mu ne sama yoon newut je m'en fous donc quelque part aussi il faut ñu tamit ñu gëm li ñu doon quoi xam nga donc loolu laa amoon si lu may wax di ñaanal ñëpp di ñaan di jégalu ñëpp di wax nañ góorgóorlu parce que diaspora dafa am Sénégal dafa am njariñ ci Sénégal lool ndaxte ñu dañuy envoyé xaalis suñu famille yi di góorgóorlu def dara ci dëkk ba donc sénégalais yi nekk foofu itam ñuy góorgóorlu def li ñu mën waaye yaakaar naa ni boo nekk ci réew boo xam ne gouvernement yi ñoom seen bopp xamatuñ di ñuy def corruption bi day gën di yokk saa su ne léegi Sénégal ñëpp dañuy tout le monde est corrompu guerre foo dem ci entreprise yi dañu lay corrompre pour nga am dara foo dem ci entreprise yaa ngi corrompre gars yi pour am dara nga nekk ci réew moo xam ne kilifa di ni nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon seen maam yi liggéey bu rëy ba tax tey Sénégal yegg si fi mu yegg si ñoom ay sët yoo xam te nii defuñ seen liggéey respecté wuñ kenn seen kër la ñuy toog tëdduñ xëyuñ ko tëdd di nelaw ñu xëy dinañ jox xaalis te ba waree xëy dem voter pour changer réew mi ñu non boo voté ki demul voté këlit ndax dem moom moo indi ñaari nag wala juróom benn milliard léegi finalement da ngay dem ba mettre tout le monde en otage waaw Sénégal yi léegi am na ñu bëri yoo xam te nii dañoo am lu naqari trop seen xol te xam naa ne bis dina ñëw ñu am révolution bu mag a mag gars yi jóg dal ci seen kaw bu baax a baax parce que xam nañ ni dëgg-dëgg on se fout de notre gueule faale wuñ respecté wuñ voilà amoon ci may wax maa ngi jégalu bu baax a baax bu dee wax ji dafa am lu ci xaw a ñaages di leen sant bu baax di leen gërëm ci seetaan bi di wax danañ ñëwaat incha allah defaat yeneen vidéo wax ci li xew Sénégal ca kaw ca kanam jërë ngeen jëf